jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xam sunu envoyé spéciaux yi nekkal foofee ci diwaanu Cameroun waaye itam daañu diglu réaction bu njëkk bi nga xam kon Kaba Diawara mooy tàggat ñii di Chili bu Guinée bi itam moom dafa jàpp ni li mu am ndam gu rëy la ko jàppee ndax moom ci boppam moo daal di rek seetaankat yi ak li nga xam moo di les zones bi nga xam tey équipe bi doon na ko wone waaye itam li nga xam mooy média taxawal na ko tam ñu bari ci doomu réew mi wane ni dëgg rafet nanu nii sunu gaynde yi doon taxawee tey doon te ñenn dañu am xel mu tey dañu ci ñëw ak gëstu bu xóot bu ne ànd ak Moussa Mané ci biir xabaar itam dana ca bokk lu jëm ci CEDEAO ak Mali daan yi nga xam dañ ko gàll ci dodd ministre bi dénk wàllum liggéey bi travail di Samba Sy ni gisul dëgg yooyu lay daan ni mën naa indi koom ci réewum Sénégal la mu gis mooy Sénégal dañoo war def kem kattan ba daañu mën a sàmm seenum intérêt ca mooy fexe seenum koom daañu ci ñëw ci biir xabaar yi ca pàcc ba ko jagleel dana ci bokk itam lu jëm ci li nga xam moo soxal mbirum rek ASP yi ak njiitum réewum Sénégal président Macky Sall yokk na seenub contrat jëlee ko ci kon beneen at bu mu te yokk 2022 gile waaye Aïcha Koné dafa jàpp ni moom nañu xoolaat li nga xam moo di statut bi ñu war a xool ëllëgu ASP yooyu la dañu ci ñëw daañu xustam ci lu soxal Mali ak bitim réew yi nga xam kon manifestation yi jëm ci jàppale Mali daañu ci ñëwaat incha allah li moo gën a fës niskis faram-fàcce gi. sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci mbirum football kan ba ma ngay wëy ca Cameroun jongante beneen bu Sénégal amal tey ji mooy digganteem ak Guinée ndam demul ndam dikkul dañ caamuk témboo kenn dugul sa morom daram waaye Aliou Cissé mi tàggat sunu gaynde yi jàpp ni résultat bi sax naam doon na séntu lu ko ëpp waaye teewul baax na kàddoom bu njëkk Cissé gis ni ak lu mën di xew Covid moo ko sookeem dénk na kàddu Sékou Séri ñu teewlu ko. Satisfait dans la mesure où en deuxième période je pense qu'on a... yaakaar naa ni si deuxième période bi si la ñuy gën a football bu leer football boo xam ni teg nañu bal bi jaarale ko si fay fexe daal ba am ay occasion mu wute nag ak première période bi nga xam ni nag waa Guinée yi ñoo ko déglu woon bu baax ma si jaaree sax di leen féliciter si prestation bu baax bi ñu def tey jii xam ngeen nag fi mu toll nii dañoo nekk si guddi métti lool suñu joueurs yi ñenn ñi dañoo feebar ñu sa des moom mën nañoo jouer moo tax daal may am yaakaar ni fi mu toll nii dinañ noppal ko bu baax waajal suñu match bi nga xam ne moo des ak Malawi di am yaakaar ni rek dinañ ko yeggali ak suñu effectif bi yëpp ñëpp mate ngir mën a jouer. le Malawi en espérant récupérer l'ensemble de nos joueurs. jàpp leen ko Sénégal moo jël premier ci classement FIFA nekk kon jiitu ci Afrique nekk ñaar fukkeelu place ci classement FIFA ci football ci àdduna bi Guinée gi mu doon dajal tey moo am fukkeelu place ak ñeent ci Afrique waaye teewul kon Kaba Diawara mi tàggat Guinée jàpp ni ndam dëgg la am ndax moom ci boppam fa mu toll classement FIFA ak fi Sénégal toll kon bu amee résultat bi kon ndam dëgg la ko jàpp ñu teewlu kàddu ko Kaba Diawara. Non, parce qu'on était venu pour prendre les 3 points. ñun nag dañoo ñëwoon ngir gagner bile match wante gis ngeen ni mu demee ci première période bi ñun ñoo gënoon a football wante bi ñu dellu ci Sénégal dañoo yeewu gën a pousser ngir daal dugal benn bit wante li ñu am ni daal daanaka mën nañoo jàpp ni baax na ndaxte daanaka équipe bi gën ci Afrique lañ doon dajal te ñu xam ngeen dañoo nekk ci waxtu woo xam ne dañu defaraat suñu équipe maanaam daal lii lu baax ndaxte xale yi jongante nañ jongante bu mucc ayib ñi nga xam ne moom la ñu séddoo poñ yi itam bu baax ndaxte dañuy continuer ci compétition lañ nekk. Donc voilà, on fait un 0-0 et on prend un point, c'est pas mal parce qu'on continue d'avancer. Covid ci boppam moo tax yenn ci ay gaynde ñëwuñu ci équipe bi ndax ba léegi jàpp leen waaye wàllum yoon ak ñàkk déggoo diggante benn international Sénégal di Papa Guèye moo ko teree moom ñëw donte sax ku nu classé woon la waaye ci njubboon ci mu jël tën gi lan ni ko kon mënoo dugg ci géew bi football moo tax nga mujjee remplacé ñëwaat na sax moom Pape Guèye ci li waral lii ak yaakaar bu tas bi mu am tey ñu tam la mu dénk sunu envoyé spéciaux yi.
C'est un autre problème qui nous est arrivé comme tant d'autres problèmes depuis le début de cette CAN-là. li nga xam ni nag moo tax Pape Diouf loolu dafa doon loo xam ni mu ngi jóge si wàllum transfert ak clubam di Olympique de Marseille ak ñi nga xam ne ñoo di Watford moo tax daal ñi nga xam ne ñoo di FIFA ñu daal di ko suspendre te daanaka lii nag ñu ngi ko yëkk bi nga xam ne rek match bi des na juróomi simili moo tax dañu ji motivé nga xam ne moo di lim ngir daal mu mën a jongante bi le match te bon mën nañoo jàpp ni sax li erreur yi am si lu ni mel si la jógee. Mais au-delà du premier match, moi je crois que surtout c'est prié pour qu'on puisse le récupérer pour tout le tournoi. Et ça, c'est pas encore évident. muy kàddu Aliou Cissé jëm ci Pape Gueye mi nga xam joué-wul ci wàllum yoon ak ñol-ñol moo ko teree dugg ci terrain bi loolu lépp mi ngi ko dénk sunu ndaw yu ñu nekkal foofu nga xam mooy ca Cameroun bokk na ca Sékou Seydi Cheikh Diop itam Babacar Ndiaye ak ñeen ci àndal ak Serigne Saliou Deme xabaar yi wéy ba tey fii ci Ndakaaru ci Sénégal kon ginnaaw équipe bi football na ñi nga xam ñoo di rek ñi ay supporters lañu seen bopp ku nekk wane na boppam ak gis-gisam jàpp leen ko ni kon E-Media dafa taxawal ay zone yoo xam dafay war di ànd ak doomu réew mi ngir ñu gën a xumbal jongante yi saa yu Sénégal de football ñu bari ñoom seen kàddu jib na fee ci ñaari talim ci boppam gis ni ndam li naam ni ñu ko doon xaar am ñu ko waaye teewul yaakaar am na ñeneen tam gis ni xëy na lu nu war a gën a jubbanti wàll ndax mbir mi ngi dox nu cunguñ nañ reportage yu Moussa Mané. daanaka ci suufu benn bâche lañ toog ngir mën a seetaan li match Sénégal digganteem ak Guinée match bi metti lool Sénégal ñu dominé ko ci lii di premier mi-temps bi Sadio Mané ak i ñoñam am jafe-jafe ngir dekali seeni occasion naka noonu sax la match bi continuer ba nu arbitre sifflé lii di premier mi-temps bi. match Sénégal premier mi-temps boo constaté Guinéens yi dañoo ñëw défendre quoi léegi par contre-attaque lañ bëgg a fubalee quoi contre-attaque. mais sénégalais bu ñu leen may loolu nañ ko ne xeex bu ko defee léegi si joueurs yi nga xam ne ñoo nekk si couloir bi ñu assuré mën a def ay passe ay transversal pour ñu mën a fubal quoi mais bu fekkee dañoo toppal rythme bi nga xam moom la Guinée yi fubalee du baax parce que ñoom dañoo ñëw pour défendre bu ñu amee match nul sax jël quoi. ci deuxième mi-temps bi nag Sénégal daal di dugg ci ak yaakaar commencé dominer match bi Sadio Mané ak kii itam tàmbalee di multiplier lii di occasion yi. Guinée daal di tàmbali di dominer waat match bi ak seen capitaine bi Naby Keita di wéyal ay occasion naka noonu sax la Sénégal commencé waat di dominer période bi ak ay occasion mu metti lool ci ñoom ngir ñu dugal lii di premier but Sénégal. en premier temps mais en deuxième moom ndox surmonté nañu affaire wane nañu ne carrément ñu ngi fi quoi vraiment mais en premier mi-temps jël ñu dara lu nit mën a comprendre quoi. naka noonu sax lañ demee ba 93e minute 0 but partout diggante ñaari équipe yi mu mel ni nag supporters yi ñoom. rafetlu nañ lool lu Sénégal joué ci deuxième période bi. vraiment li ñu doon xaar ci ñoom tey defuñ ko parce que li nga xam moom lañ gisoon ci match yi passé vraiment ils ont dépassé ce niveau. et dañoo ñëw wane ne dañoo bëgg a gagner ils ont bien joué xam nga wan Guinée ne duñ sa morom xam nga joué match bu baax. jamono ji nag Sénégal daal di am 4 points ci compétition bi mu mel ni ba léegi taxawaayam dese naa baax ngir mën a yaakaar qualification. ci huitième de finale yi. Sénégal 0, Guinée 0, le derby de l'Afrique de l'Ouest. Regardez, il y a un jeu quand même intéressant. Oh là là, ça c'est pas bon ça, sur Sadio Mané, c'est pas bon. mu doon gëstu Moussa Mané ñu xuus ba tey ak mbirum kan bi ku ci ne yaa ngi toog sa kanamu télévision di ko seetaan jombul waaye ñii moom lu ci ëpp day fekk ñu gétti dem géej ndax ñooy tëmb ngir mën a jox lu Sénégal yi xewlu wàllum ndawalug jën nappkat ci seen bopp moo tax rédaction bu yi tere doxantu seeti leen xool ñoom nappkat yooyu leen ana nan la ni seetaane jongante kan lu ci ëpp ñaari day fekk jongante yi waxtoo mi day doon waxtu daan doole naka lan koy defee ngir mën a seetaan mbaa ñu teewlu jongante yi dañuy xuus ànd ak gëstu buñ cay ànd ak El Hadji Mame Alassane Lay Seck. Yoff nekk dëkk bu nga xam ni nappub jën moom la ñu jiital mooy yooyee sax jamono Coupe d'Afrique bi dañuy aj gaal yi tey seetaan match Sénégal yi le waaw kan bi ñu ngi ciy dundee ak yaakaar rek di ko dundee pour bëgg a gañe rek comme li ñu doon Sénégal. non ñun moom Sénégal jaral nañu sa xolal bañ a dem géej quoi. duñ dem géej ñun lu ñu am Sénégal leen quoi bu Sénégal xewlee soxlaatuñ dara. lu mu xat-xat si bërëb bii la ñuy dajee pour seetaan match si kan bile. am nañ yaakaar ne Sénégal mën a jël Coupe d'Afrique bi
Sénégal Coupe d'Afrique yi mu waroon dem yëpp mën na ko jël su bu ren bii nii yaakaar naa ne génération bi war nañ ko mën a jël. non ñun ñu ngi si kee bi bu match bi tey nii rek dañuy ñëw si télé bi rek ñëw toog seetaan ko moo ëpp ambiance. am ñoo xam ne nag bu ñu ñëwee nii bu ñu teeree rek dañuy ñëw dugg si salle bi ñëw seetaan sa match bi. ku si mel ni moom lii di CAN bi mu ngi koy seetaanee si téléphone am. bañ naa moo sama téléphone abu dee ay mag Sénégal laa ji abu ñu seetaan ab bu ma jëmee connexion nii mag Sénégal nga amee damay jël connexion dugal ji saa di mag Sénégal la bu jeex tàkk yeneen match yi naa ngi suivre quoi waaye yëpp rek laay suivre quoi comme bu ko ñaa tokki télé seetaan ma sama portable lay seetaanee match yi moo taxaw ne sama match bi maa ngi ko seetaan sama portable laa koy seetaan. ñun ñëpp nekk si gannaaw Lion de la Teranga yi ba mu jaral leen ñuy bàyyi seen liggéey pour suivre CAN bile te di dund yaakaar ni Sénégal mën na jël ndam li. Maam Alassane Lay Seck jaajëf lu jëm ci leneen soxla xibaar ginnaaw mbirum CAN bi ñu waxtaanee wàllum koom ak CEDEAO xam ngeen ni Mali mi ngi ci biir espace CEDEAO fukki réew juróom ñoo ko seq ay daan la CEDEAO jël gàllankoor ci doodu Mali ndax ña fa nekk ni ay soldat foqar bi nguur ga dañoo bëgg a toog lu néew juróomi at jàpp juróom benn ngir soog a mën a xool pexem organiser élection yi jox xëy na civil yi nguur ga CEDEAO loolu nag ëpp na nekkul lu xel ma nangu ay daan daal di cay gàllu Sénégal ba fii bokk na ci li CEDEAO dogal ministre bi dénk wàllum xëy mi di travail di Samba Sy gis ni Sénégal war na gën a bàyyi xel xool fan la intérêt nekk intérêt nag mooy jokk jolante digganteem ak Mali gën a mën a law ndax fa la koom-koom di balle ak réew yi ni ñu frontière am ni askan yi daanaka nekk benn jàpp ni daal lu war a xoolaat la ministre Samba Sy ak Abdourahmane Ly. njiitu réew yi nga xam ne ñoo bokk ci CEDEAO bi ñu jëlee le 9 je crois seen mesures yi ñu jël est-ce que nag nañ bu baax a baax li muy nar a jur est-ce que confondre ñu li nga xam ne day gaañ askanu Mali ak li ñu bëgg a teg ci ndoxu junte bi tëj boobu ñu naan dañ koy tëj frontières yi xaalis boobu ñu naan du dugaat est-ce que njëkkatalam ñi jiite la nar a gaañ mbala askan bi la nar a gaañ ci lu ëpp loolu lépp boo ko nattee li ñu jàpp mooy Mali li ñuy may ñu génn ci situation bu jafe mu nekk dana moo ñu reconnaître que mbiru maliens yi la ensuite maliens yooyu ñu waxtaan seen biir ñoom nangu ne bu ñu waxtaanul bu ñu mànkoowul bu ñu nekkulee benn say ñu nangu ne day jafe lool ñun ñu jàpp ne réewu Afrique yi seen wareef mooy gunge askanu Mali gunge askanu Mali nag mooy fexe ba méttit yi góom yi ñu safara ko mais pas ñu yokk kaane ci li nga xam ne wax na déjà am si yaakaar bu rëy nag nga xam ne suñu président de la République moo nar a jiite Union africaine ci lu gàtt jiite gu ko sax mais daanaka booy bu ni muy fonctionner mel na ni moo jiite gox-goxaan yi fi nekk nii ñu xam si moom mu xar tànku tubéyam dugg si réew yeneen yi waxtaan ak partie prenante yi pour jàmm mën a dellu foofu ndax nag jàmmu Mali bokk na suñu jàmm ñun suñu bopp position bi ñu am vis-à-vis du Mali mënuñ ko méngoo position yeneen réew yi vis-à-vis du Mali donc pour mu am foofu ndal pour dem bi ak dikk bi mën a continuer en tant que sénégalais am nañ ci intérêt bu baax a baax. ministre bu réewum Sénégal Samba Sy yore pay ci waaye itam ñu dénk wàllum xëy mi di kon wàllum travail ba tey ci mbirum Mali xam ngeen ni fi tembe tey jii ci la ñu woote woon manifestation yu yaatum ka fa nekk njiitum réew di Assimi Goïta moo def lu ni mel moom sax génn ci mbedd yi ànd ak cortège am ànd ak askan yu génn ci mbooleem gox-goxaan yi capitale ba di Bamako ba ca Tombouctou fépp la askan yu génn ku ci ne wone seen naxaru xol ci ni ànduñu ci daan yi CEDEAO bëgg a teg ko kon ci ndoddum waa Mali ndax fi réew mi tollu tey ci ay jafe-jafe nga ñëw teg ci ay daan dafay mel ni kon ñoom ñu ngànk CEDEAO xalaatuñu ñeent ñoom sax ñu ngi naan waaw ana CEDEAO fan la nekkoon ba si réew ma nekkee ci guutu ay at boobaak léegi laata Assimi Goïta di jël réew ma lu mu ci mën ci doon daañu toppaat wala gurumel gënu ko yaatal am na itam benn plan maanaam pexe boo xam te ne bi day doon plan riposte maanaam fexe ba teg réew Mali ci wàllum koom ay doxin yu yees yoo xam te ne bi Assimi Goïta daal dina koy becci ngir kon daal fexe ba ñu gën a mën a moom seen bopp ci wàllum gàncax gi wàllu mbay mi gën ko natal waaye itam sax du ñàkk ñoom itam ñu wone seen ak fayu ndax nag nee ñu la ñu jàpp mooy xëy na mbéjum kanam borom mu koy faj ci lii mbéjum kanam la lu mu ci mën di doon daañu jël ay matukaay ñoom itam am seen i partenaires yu ñu collaborer ci wàllu guddi mel ngir gën a jàkkaarloog CEDEAO bi nga xam te ne bi ñoo leen di
indil ay daan ak nanu jóge ngir suqali seenum réew dañ toppaat wala ku ni mel incha allah daañu fa sax xuus ak sunu ndaw ci réew Mali du ñàkk dina gën a yaatu ci xabaaru 19h45 ak soxna Awa Diop. del si waat ci Sénégal ak PIT mi doon wax sàng ki nga xam si moo di nji ministère bi dénk mbirum xëy mi ndax mi ngi doon wax yëkkati kàddoom ci lu soxal mbirum loolu nga xam sax moo jëm ci mbirum jàmm ci biir réewum Sénégal gi ndax ñoom jàpp nañ lu am solo la ñu xaatim bataaxalub déggoo ci jàmm bi nga xam cadre unité de l'islam daal di ne koy teg ci tabal ji ñoom jàpp ni lu baax la waaye itam sax ni muy baax da jàpp ni war nañoo def ba élection yi tegu ci dal ak jàmm loolu lañ ci xuus ànd ci ak Faram Fàcce ak Abdourahmane Ly. mën nekk diggante gannaaw ñetti ati patal PIT moo ngi yëkkati kàddoom li ko gën a waral di jamonoy mbas bi nga xamante ni ñu ngi kaa dund boole kook jongante gox yeeg gox-goxaan yu ñu jëm si ñaar fukki fan ak ñett si weeru janvier ci atum 2022 gi ñu nekk bu ñu sukkandiko si Samba Sy secrétaire général u PIT lu moo jàpp mooy jongante yooyu enjeu yi rëy na loolu rëy woo nga xamante ni mën na dem ba soppi carte politique u réew mi waaye muy ay enjeu yu warul tax ñenn ñi di indi violence ci langum politique bi nga xamante ni daanaka fës na fi ba noppi ci campagne bi moo tax Samba Sy jàpp ni initiative u cadre unitaire de l'islam njëriñ kese la. naan leen politique bi sell mooy biy tabax biy defar ngelawaay ku mënul yokk nekkinu nit ñi ci wàllu mbaax ci wàllu ngëneel bu leen yokkal ay fitina ak i jom te ji bopp tour de ret defe naa ne war nañ ko weesu ñun en tant que Sénégal parce que fi ñu jógee dafa sori tax na donc ñu ngi encouragé initiateur yooyu ñu ngi encouragé ñi ko signé di naan réew mi nag kenn dafatu fi ñëpp xam nañu daal fi seen intérêt nekk seen i avantage mbasum coronavirus moom lu moo def mooy loofal koomu réew yu bëri ñu mën see lim Sénégal jëwriñ bu ñu dénk wàllum xëy mi moo ngi lim. am na lu gouvernement bi yëkki ne lii dama koy dimbale njaboot yi leneen li mooy dañu ne woon dañuy aar liggéeykat yi pour ñu sàmm seen xëy ñu ne dañuy jàppale bërëbu xëy yi mooy entreprise yi ñu ne mbiru santé bi dañ koy financé ak doole parce que moom moo taxawoon ñu yokk si ne jot na ñu gën a labbali effort yi nga xam ne ñoo ngi ko doon def pour gone yi nga xam ne ñoo gën a bari ci réew mi ñu jox leen ab xëy mais programme xëyu ndaw bi. ngir lépp li nga xamante ni nguur gi def na ko jëm si xeex mbas mi bañ nax saay Samba Sy jàpp na ni ñi nga xamante ni leer na ni seen loxo génnul si njuñ njaaj ci jëm si xaalisu réew mi dañu leen a war a teg ay daan yu tar. jëfin yooyu muy jëfin yoo xam ne dañ ko dund yenn yi di ay trafic document administratif maanaam mbiru passeport yooyu ñu dégg yeneen yi mooy ne fuuf jël li nga xam ne moomeelu ñëpp la nga féetale ko sa borom maanaam jëfe noonu musul jaadu def li nga xam ne yoon nanguwu ko musul jaadu waaye nag def ko ci diir boo xam ne diiru métit la day gën a indi mbir mi mu gën a nangu mu gën a jafe nangu moo tax suñu parti mu ngi laaj képp koo xam ne sa loxo dugg na si loolu ba nga xam ne fësal nañ ne li ñu lay tuumal yaa ko def na yoon def si yow li war. secrétaire général PIT mu ngi xam ne ni parti bi daana organiser ñetti fanu ëngamloo mu ànd seeg parti gauche européen nga xamante ni ki taxawal parti bi di Amath Dansokho la ñu koy tuddee thème bi nag di Europe ak Afrique moom sa bopp bu amul benn sikki sàkk doole si jàppalante lu Abdourahmane Ly Chérif Gueye jàngeen jëf ci liggéey bi ma ñu doon dem di topp PIT seenu ko joxe seen xalaat ci tolluwaayu réewum Sénégal ginnaaw ay at yi ñu toogoon ni pataaxal ci wàllu xabaar yi wëy ci leneen ba tey ci mbirum élection locale yi ñu dëgmal jàppale ni ki nga xam si moo di Papa Diop candidat ci meerum Ndakaaru nekkoon na fi meerum Ndakaaru sax ay jamono moom ci boppam nekkoon na tey ji gànnakum Antoine Diouf ak Khalifa Diakhaté ci rajo yi TV lu mu ci mën di doon kàddoom jot naa jëm ci li mu sémb ni ay naal ci Dakar waaye itam jàngat na lii Ousmane Sonko njiitu Pastef yëkkati ci kaddu ci mooy nañ def ay kopparu diwaanu Ziguinchor muy local moom daal Pape Diop dafa jàpp ni ak ñàkk a xam koom dëgg la kaddu yi Ousmane Sonko di wane mu ni sax yaakaaram dafa tas si boobu les propositions ñu teewlu kaddu Pape Diop. xam nga mais loolu du liggéeyam. mais li gën a graaw mooy le monde a tendance à aller vers les grands ensembles. Parce que c'est ça qui est viable aujourd'hui. Mais les micro-États sax ne sont plus viables waxatuma laak une micro-commune nga ni monnaie. Mais kooku c'est grave. Man je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a motivé
à cette déclaration-là. dëgg yàlla man daal c'est une grande déception pour moi. Déception parce que da nga jàpp ne méconnaissance la wala. c'est à dessein loolu si xam. non méconnaissance. mais monsieur le maire. bu dul loolu. da ko wax. da ngay dem ci politique ba tollu fenn fii. waaw wax lu mel noonu. dafa mel ni da ngay jóge wàcce kaw rek daanu ci suuf. nit ñi bopp dañ naan kii ndekete. kàddu yi Pape Diop waxtaanam ak Khalifa Diakhaté ak Antoine Diouf gën na yaatu ci www.emedia.sn waaye itam ca quotidien bis jombul da ngeen ko ca mën a gën a càmbar incha allah ci ëllëg xabaar yi wéy ba tey ak mbirum koom jàpp leen ni jamono ba Ousmane Sonko di proposé wàllum koom ni ab kopparu ko diwaanu Ziguinchor lii di ministère bi dénk nafak réew mi wàllum koom-koom gi dañuy becc ci bataaxal di communiqué bi mu leexal ni Sénégal jot na koppar ñeent fukki milliards francs CFA mi ngi ko jëlee ci li nga xam mooy UEMOA googulee koppar nag dafa doon lu Sénégal di wanewaat ni kon dëgg-dëgg Sénégal ci boppam comme am na ci yaakaar ba tax mën na jël koppar ci saa su ne ci sam taux ba mu ko jëlee maanaam la ma ci war teg ci ak bu koy fay nekkul lu metti loolu ci taux yi gën a wàcc la bokk sukkandikoo ci communiqué bi nga xamante ne bi ministère bi dénk économie ak finance moo ko daal di beccim loolu nag wane waat ni kon Sénégal ci boppam mbirum tolluwaayu finance am nekk na lu xel mën a nangu ci mën naa jël am koom ndax it yaakaar am na ci moom daañu gën a toppaat wàllu guddi mel ci nu mu gën a yaatoo jëm ci wàllum koom ci biir Sénégal ba tey xabaar yu wéy ak mbirum li nga xam si mooy koom-koom waaye jàpp leen soxal ba tey mbirum élection locale yi nga xam dañ ko dëgmal jàpp leen ni fi ñu toll ni càmbar ko mën te ñàkk gis na ni yenn candidat yi ñaareem du ñu dem jàkkonteeg askan wi daal di becc li nga xam moo di seen programme dañuy damit ci yenn médias yi tamit amul confrontation maanaam duñ jàkkaarloo nga wax que la indi la mu wax ñu xool ba xam yéen ñaar anakal moo gën a ñoŋlee wàllum programme loolu lépp lu ko indi xëy na jumtukaay bokk na ca ak it fi Sénégal toll ci mbirum politique njàngat la jóge ci Jean-Charles Biagui moom Jean-Charles Biagui dafay am xam-xam dëgg la am ci mbirum politique ak la ca aju jokkoon ak maam Abdou Guèye Kassé. homme politique sénégalais yi d'une manière générale bi ci élection bi rek boo xoolee loolu ñemewuñu ko tellement c'est vrai tàmm nañ di waxtaan ci ay débat di saagante loolu moom yomb na leen mais pour waxtaan programme ku nekk naan man nii laa gisee vision bi laa gis laa am vision bële laa am boo xoolee boo xool sax ñoom ñëpp am nañu ay programme mais ñi ci am projet bëriwuñu dama gis ni que rajo yi ak télé yi ñu ci seen gis-gis loolu laa xalaat dañu yaakaar ni mooy gën a yomb pour jot askan bi pour fekk si ñii ni ci seen kër donc xëy na loolu moo tax souvent ñuy préféré di dem ci plateau yi ñuy préféré di dem ci rajo yi mbir bu njëkk bi mooy dañu nekk ci contexte boo xamante ne xaalis bëriwul donc nekk fi nii di organiser ay meeting classique mooy teg mooy sono bu baax mooy louer salle mooy wala louer benn place loolu dafa nekk loo xamante ne xëy na xaalis la am na beneen raison buy expliquer tam lu ñuy def loolu mooy maanaam amuñu temps mooy ñu ngi ci benn campagne boo xam ne mooy presque 2 semaines la loolu bëriwul pour nga jot ni ci seen koñ yi ci seen gox yi. xabaar yu wëy ñi moom ne ñu dañoo am yaakaar bu tas mooy ñii di agent yi nekk ci agence de sécurité de proximité tënk ko ci ASP ginnaaw njiitum réew mi bu yàggul ba tey ñoom doonoon amal ay toogaan ñaxtu ak ay yëngu-yëngal di wane ni ànduñu ci li seen contrat yi nekk léegi ay chômeur ñàkk am fu nu xëy koccal njiitum réew mi nag jël dogal daal di yokk seen contrat maintenant at kon 2022 dañuy liggéey ba décembre 2022 incha allah waaye nag nekku leen doon xaar ñoom li doon xaar daal mooy ne ñu dañoo bëggoon seenug statut maanaam seenug nekkin seen ëllëg mu gën a ñoŋ mu am corps spécial bu leen jagleel waaye tam seen mbirum salaire tam ñu woon ko gën a yokk ndax la ñuy jot dafa néew lool kaddu kër seen kaddu di soxna Aïcha Koné jokkoon na ca ak Irak ju teewlu ko. xaar ñu woon fii le président Macky Sall di génne te boo seetlu ñun ay père et mère de famille lañ dafa am lu ñu war tey jii bu ñu génnee àdduna yàlla na yéex bu am dara loo bàyyi sa njaboot piqûre bi ñu am 50 000 francs mënul jënd sax diwlin day jënd pot daal ñëpp nag sonn nañ képp ku wax ak ku waxul sonn nañ ñun nag liñ koy xaaree mooy lam la encore spécial bi démb ba mu génnee communiqué ñëpp a dee ñun ñëpp a mer vraiment xaaruñ ko woon ci lii parce que 2021 la suñu kii 2021 la jeexoon ñu toog di xaar ba mu ñuy naan ay prolongement soxla wuñ ko dégg naa soxla wuñ ko xëy ñoom dégg nañu 72 mooy ñetti fan yi mais nañu soxla wuñ loolu soxla wuñ ko ñun li ñu bëgg mooy nañu utal suñu corps spécial case ñu am suñu futur avenir avec nos enfants loolu daal lañ bëggoon.
loolu kàddu Aïcha Koné mooy coordonné li nga xam si mooy kon yore kon kàddu ko agent yu agence de sécurité de proximité di ASP googule lii moo tënk kon xabaaru marax yi waaye jàpp leen ko information faaru ngoonu tey ji mooy suñu dëkkandooy réew Mali ñoo bokk CEDEAO jamono ji tembe askanu bari ña nga ca mbedd ma ànd ak njiitum réew ma Assimi Goïta ña ngay manifester ne ñu ànd ci daan yi CEDEAO teg sunum ndoddum dafay na sa xal si wàllum koom dafay tamit indiwaat beneen nux lu ni mel moo tax ay téeméeri junni ci ay doomu aadama génn nañ ca mbedd yow na seen xar xol ànd ko njiitumam di Assimi Goïta lu ni mel nag dañ ci ma léegi incha allah ñoom gën a yaatoom ci 19h45 du ñàkk sax relation bi gën cee ñëw ci lu gën a yaatu ngir gën ca am information yu gën a yaatu nuñ ko baaxoo ànd ak yéen ndax fii actualité oblige sant leen gërëm leen bàyyi leen ak bloc d'information bi la total Cheikh Hassana Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam